votre horoscope du jour. À présent, votre horoscope du jour. Horoscope du jour. waaw mais saa waay. waaw doxalal. jaajëf Al comme ni nga koy faral di defee saa su ne rek tey nag yemboog talaata ñaar fukk fan ak ñeent ci weeru sattumbar ci atu ñaari junni fukk ak juróom-ñeent ñu pàccal ñu ci fukki signe ak ñaar ñu koy dooree ci bélier yi nañu wax ci amour santé ak travail boobu la ñuy dooree ci bélier yi mu ne ñoom dañuy nekk nit ñi nga xam ne tey dëgg la naam ñi ngi commencé di ennuyer yu ci seen wàllu liggéey waaye loolu dafa nekk li nga xam ne organisation bi ñu waroon am moom lañ deful moo waral loolu ci wàllu santé ñu nekk ni ñi nga xam ne bu ñu mën a déglu musique dina nekk li nga xam ne gën na ci ñoom trop ndax dina leen mën a jàppale ba seen moral mën a yéegaat ci wàllu amour ñu nekk ñoo xam ne puissance de séduction bi nga xam ne am nañ ko dina leen mën a jàppale ba ñu mën a am la nga xam ne ñu ngi koy bëgg a jëm ci wàllu vie sentimentale wala ci wàllu amour ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoro yi mu ne dañuy nekk ni ñi nga xam ne ñoom seen amour tey day morose maanaam du nekk loo xam ne lu jàppandi lay doon léegi nag ci biir loolu actuellement il faut ñu jéem a taxaw xool ay projets sentimentaux pour mun ci am ndam ñu gis ne it ñoom dañu nekk ñoo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram dañu war di bouger di def tuuti sport mu nekk loo xam ne da leen di mën a jàppale seen activité professionnelle nekk na loo xam ne jamono yi nii dafa xaw a sooxandi mais dina doon loo xam ne luy jàppandi lay doon incha allah ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne dinañ gis wala ñu trouver terrain d'entente pour mën a résoudre ay problèmes de couple yoo xam ne am nañ ko seen diggante ñoom ak ki ñuy bëgganteel loolu nekk loo xam ne bu ci waxtaan bi amee ndam da ciy am nañ def attention ci seen alimentation bañ a lekk-lekk yu bëri graisse wala aliment riche en matière grasse ci wàllu professionnel aussi yéen Gémeaux yi da ngeen nekk ni ñi nga xam ne contact yi ngeen di am tey mu am ay échange fructueux yoo xam ne dina day nekk à l'ordre du jour mun leen jàppale ba sur le plan professionnel ngeen mun a am résultat bi ngeen bëgg ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi mu ne célibataire bu dee moom ngeen nekk ngeen koo xam ne tey jii di ngeen am ay tase kay jigéen yu bees loolee di leen jàppale ba yéen seen jëm bopp ngeen mën a repartir sur de nouvelles bases maanaam amaat relation yu dëgër yoo xam ne yu yees lay doon ci wàllu santé bi amul benn jafe-jafe gàllankoor ju si nekk lu dul ngeen xaw a moytu tuuti bu dajaloo ci yéen ci wàllu amour wàllu liggéey mu ne lucidité bi nga xam ne am ngeen ko jëm ci seen compte maanaam ci seen wàllu xaalis nekk na loo xam ne incha allahu rabi dina leen jàppale ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy lion yi mu ne yéen da ngeen nekk ñi nga xam ne bëggul leen tamit di froisser ki nga xam ne moom mooy seen partenaire li gën nag mooy ngeen waxtaan ak ñoom waxtaan nànk-nànk rek dina nekk li nga xam ne dina leen mën a jàppale ñu gis ne ba leen amee pause bu ndaw dina leen mën a jàppale ngeen def nelaw li Al di faral di wax ne sommeil réparateur day gën ci yéen ci wàllu liggéey it ngeen nekk ñi nga xam ne yoon wi ngeen nekk nii dafa nekk une très bonne direction ba nga xam ne boo leen ci jaaree te bàyyiwu leen ko incha allah rabbi di ngeen ci am ndam ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne vierge yi dañu nekk ñoo xam ne bu ñu xoolee tuuti ci lépp li nga xam ne mëbët la amoon nañ ko jëm ci wàllu relation moo xam ci wàllu ku ñuy bëggante wala yu demee noonu tey buñ ci taxawee dem si incha allah rabbi yàlla mën na leen si jàppale ba taw feex mën a nekk li nga xam ne daf si feeñ ci biir loolu aussi ñu gis ci wàllu santé bi mu ne dee leen faral di lekk boo xam ne dafa am ay protéines ak yenn xeetu lekk yooyu noonu di leen mën a jàppale ci wàllu liggéey rivalité yi nga xam ne am na seen diggante ak seen yenn collègues yi jaru ko àdduna mu solo ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy balance yi mu ne ñoom dañ nekk ni ñi nga xam ne dañuy nekk sur la défensive li waral loolu mooy dañoo def njombe xam ne bu coow li bëree ñoom du leen arrangé moo tax dañuy dellu ginnaaw ci wàllu santé yi ñu nekk ñoo xam ne am nañ tonus gaa waaye baisse de morale nekk na li nga xam ne dina ralentir seen ascension kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mu ne it dañuy am envie combiner ay fonctions yeneen yu bokkul ak bi ñuy liggéey kese donc nit day xarmat bëri ay bunt yu muy jaar yàlla mun ko si may ndam ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi mu ne retour bu mag boo xam ne dafay jóge ci koo leen doon bëgganteel kookee nekk yi nga xam ne dafay dellu siwaat mu nekk relation boo xam ne boo leen si déparaatee erreur yi ngeen amoon ci seen ginnaaw dina nekk li nga xam ne dina leen mën a jàppale ba ngeen mën a jàll ci kanam journée tey bi nag nekk loo xam ne nee na moytu leen def effort physique ndax mu leen indil jafe-jafe ci wàllu wér-gi-yaram ci wàllu liggéey également ngeen nekk ni ñi nga xam ne moytu leen def erreur de manipulation mën na leen indil tuuti gàllankoor ci wàllu liggéey rek mais bu dul loolu yoon wi nga xam ne da ngeen si jaar baax na ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaires yi mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne seen intuition maanaam seen njort ci sixième sens dina leen mën a jàppale ba lu ñu leen di waajal dinañ ko mën a découvrir ci wàllu vie sentimentale côté santé it amul benn problème boo xam ne taxaw na ci xanaa ngeen di naan ndox mu bëri rek sur le plan professionnel nee na éviter leen di fréquenter yenn collègues yoo xam ne dañ leen di jëwloo wala ñu leen di wax loo xam ne amul loolu dafay indi jafe-jafe ak gàllankoor ñu dem ci ñetti suñu mujj yi di ko dooree ci ki nga xam ne moom mooy Capricorne yi nee na bu dee da ngeen nekk en couple am na
quelques difficultés yoo xam ne dina si am li waral loolu mooy ñàkk déggoo ci yenn points yi donc jarul di xiiroo di ŋaayoo ngeen def attention ci lépp li nga xam ne jëm na ci lekk boo xam ne rawatina lekk bu fanaan wala bu forox yu demee noonu da leen di indil ay gàllankoor sur le plan gastrique ci côté travail mu ne seen atu professionnel nekk na loo xam ne dina tax ba seen supérieur hiérarchique dinañ leen remarquer di leen bàyyi xel pour mun leen jox yeneen responsabilité ñu dem ci avant signe bu mujj bi nga xam ne moom mooy verseau yi mu ne da ngeen di rencontrer benn ambiance froide tey li ko waral mooy seen relation yéen ak ki ngeen di bëgganteel dafay xaw a sooxandi nànk-nànk mu ne it ndey mu nekk journée boo xam ne dafay nekk journée de tonus boo xam ne baax na ci yéen ñu gis ne ci wàllu travail da ngeen di nekk nit ñi xam ne da ngeen am envie def benn ngeen di changement sur le plan professionnel nday nekk incha allah fa ñuy jeexalee rek àll moom mooy ci poisson yi mu ne bu fekkee dañu nekk en couple yéen da ngeen di nekk ñoo xam ne da ngeen di proche l'un de l'autre c'est normal boo leen di waxtaan di faral di jokkoo di bokkante ay xalaat dina leen mën a jàppale li ñuy wax maanaam love story dafay nekk ci air bi mu ñu gis ni pour ngeen gën a mën a sentir seen bopp dee leen naan boisson boo xam ne c'est à base naturelle lu ci mel ni nga jël ay xeetu yenn coco yeeg yenn affaires yi daal di ko naan daf lay jàppale ci wàllu travail également mu ne na ngeen assumer faute yi nga xam ne def ngeen ko c'est normal àdduna ñëppay juum te loolu dafay nekk loo xam ne luy bàyyi loolu incha allah. merci Seydina borom ñaari galon yi.